dañu bëggoon indi ay quelques leeral rek ci par rapport ak sortie bi maire bi def di interdire ku taal lamp yi parce que moom bu jógee di interdire pour taal lamp yi ñun dañu jàpp ne day viser le président Moussa Niang moom la bëgg a tere mu taal lamp yi te ñëpp comprendre nañ ne loolu am na fépp il faut mu am ñoo xamante ne ni dañuy bëgg seen commune jóg pour taxawu seen commune léegi nag askan bi dañoo affaire boobu dafa leen a metti lu tax président Moussa Niang jóg pour taal lamp yi maire bi ne kenn dootul taal lamp yi loolu moo ñu metti te maire bi peut-être que moom dafa comprendre ne moom ak ñi nga xamante ni ñoo koy jàppale ci lamp yi moom comprendre na ne le président Moussa Niang mu ngi xaar deuxième vague ay lamp te xam na ne lamp yooyu bu ñëwee dëkk bi yépp dina leer léegi nag moom loolu waru ko xañ askanam si bu fekkente ne c'est un bon maire moom warul nit bu ñuy jugee pour def lu baax da ko war a féliciter mais waru ko di ko jéem a décourager loo di ko jéem a interdire muy taal lamp yi ñun loolu dañuy gis ñun askan bi dañuy gis ne loolu dafa ñaaw moom dafa war a nekk personne boo xam ne dafa war a ñëw di ko féliciter di ko encourager. te aussi il faut moom war na comprendre que ne bu ñu toogee à l'heure actuelle depuis bi mu fi toogee ba léegi problème mu lamp posé wu maanaam kon moom moom war na comprendre ne loolu échec la yow nga toog depuis combien d'années ba tey jii problème lamp di posé wu ba benn bonne volonté jugee fee ànd ak ay mouvement am pour taal lamp yi yow nga ne ko doo taal lamp yi kon problème lamp bu posé woo rek moom moom na jàpp ne loolu échec la ci moom tey waroon na ruus ay problème mu lampadaire di posé wu tey ci commune bi parce que chaque année dinañ ko voteel budget boo xamante ni nii ci éclairage lay dem kon budget boobu ñu koy voteel ci éclairage fan lay jëm anamu parce que damul ci lamp yi parce que ñëpp askan baa ngi nii di témoigner que ne président Moussa Niang ñëpp ñoo ngi koy remercier ci lamp yi mu def lamp yi ak ay partenaires am li tax mu jóg xeex rayante ba taal lamp yi ñëpp di ko remercier maire bi am écho boobu comprendre ne kii mu ngi xaar deuxième vague pour taal dëkk bi yëpp nag dëkk bi yëpp leer mu jóg ne ko doo ko def loolu askan bi daf koy ñaawlu te askan bi loolu dafa nekk loo xamante ni naqari na ko lool daf ko war a bàyyi pour askan bi jëriñoo ko parce que loo xam ne pare na ba pare léegi mu ñëw loolu bu mu ko xamee askan bi na ko bàyyi askan bi jëriñoo ko waaw loolu daal lañ ne woon il faut mu leer ci bopp askan bi commune bi yëpp dafa nekk ci urgence commune bi dafa nekk ci commune boo xamante ni wax dëgg yàlla boo koy xool par rapport ak yeneen communes yi da ngay am benn désolation da ngay ruus comprendre nga ndaxte benn budget bi ñu koy voteel duñ xam quoi duñ xam fan lay jaar duñ comprendre parce que duñ gis loo xamante nii lii la def ak fii la dugal xaalis bi fii la dugal xaalis bi gisuñu ko kon donc fi mu toll nii bum ñu xañ lamp yi c'est-à-dire xañu ko président Moussa Niang xañu ko mouvement taxawu suñu gox askan bi la koy xañ moom na comprendre que ne 30 millions yooyu noonu ñu ko voteel moom na am grandeur mu jël 30 millions yi mu ne xaar ma dugal ko fee kii di président Moussa Niang ma jàppe ko sam frère ma bàyyi ko moom mu taal dëkk bi man ma toppatoo yeneen urgence ñun ñoo ngi koy ñaan cette fois-ci mu nangu ñu eggale liggéey bii nii ñu commencé mu nangu ñu eggale ko bu mu ko tere na ko nangu bu mu ko xañ askan bi na ko nangu 30 millions yi na ko dem def feneen mu bàyyi deuxième vague bi ñëw ñu installé dëkk bi depuis dëkk bi yëpp leer ñu am commune bu rafet ñun loolu mooy suñu rêve. beneen esprit que ne loolu du compétence su maire yooyu la ñu war a bàyyi yow bu fekkente ne maire nga bul nekk fii naan lii du sama compétence ak lee du sama compétence boo gisee ne tali bii nga xam ne oto yi jaar nañ fa daaw mu am pax bul ne du sama compétence yow demal nga jël fay benn société mu jël mu defar fi nga xam ne dafa yàqu yëpp parce que loolu du defar mais réparation la nga fay leen xaalis ñu réparer ko mais parce que booy wax ak ñoom sax léegi dañu lay bëgg a xamal ne non loolu du compétence su maire alors que yow li ngay wax ni yow yaa leen gën a xam léegi ñoom fi leen bloqué mooy loolu du compétence su maire à un moment donné dañu gis ne loolu alibi la ay prétexte la pour ñu fuir li nga xamante ni moom lañ war a def parce que dañu leen fal pour ñu def ay acte waaye faluñu leen pour ñu nekk ci kii na di tere ay nit di jël ay nit di leen yuuxu di leen marginaliser di leen def leen yëpp di leen xoqatal faluñu leen pour loolu dañ leen fal pour ñu defar dëkk bi def ay acte parce que léegi débat bi foofu la nekkul ci daf benn pression ci kenn dafa nekk ci di jël di def ay acte mu nekk débat di affaire yi foofu la toll mais nag ñoom comprendre uñ loolu te ñun nag ci loolu lañ leen invité parce que ñun suñu idéologie ak suñuy pensée ñoom bu ñuy xool ak ñoom fi ñu toll c'est diamétralement opposé mais nag dañ koy d'accord parce que quelqu'un boo xam ne tu es maire et tu es vomi par la population yow peut-être que
esprit boobu ngay mën a am si ñenn ñi si yenn jeunes yi nga xam ne ñu ngi fi di bëgg seen dëkk di déterminé wu ndax seen dëkk dañuy gis ne ñun fi ñu nekk ak ñoom fi ñu nekk c'est diamétralement opposé ñun fi ñu nekk ak ñoom fi ñu nekk dafa sorante te ñoom nañ comprendre ne ñun fi ñu nekk ak ñoom fi ñu nekk bokkul ñu ñëw ñoom fi ñu nekk ñu comprendre ne instant bi débat bi nekkatul ay xoqalante ak ay jaayante doole affaire bi débat d'idée la affaire bi jëm kanam ñu nekk ci leneen ñun ci yooyu lañ nekk te moom foog mu comprendre loolu dafa jot ñoom ñëpp ñu comprendre ne affaire yi nekkul ñoom fi ñu nekk ci xasante ak xuloo ay jaayante doole nekkatul foofu affaire bi mu ngi feneen affaire bi mu ngi ci poser ay acte dafa ay acte ñun foofu lañ nekk ñu nekkuñu ñoom fi ñu nekk ñoom dañoo bëgg ñoom ñu ñëw ñu defante ay acte ku gën a bëgg dëkk bi ñoom ñu def lii ñun ñu def lii ak suñuy propre moyen ak suñuy partenaire ñoom loolu la ñu war a xam parce que affaire bi du question wu ñëw di jaay di jël xaalis di maye ay affaire yooyu noonu mun na ko def c'est bien loolu bu ko defee dañ koy féliciter tàcc ko. il faut nit ñi comprendre ko ñu defaral la ci hôpital mu tax loolu c'est à vie te da nga koy jëriñoo pour toujours léegi politique boobu ñun idéologie boobu ñun le mouvement taxawu suñu gox di doxee te loolu dafa jot ñun ñu invité leen ci loolu ñun ñu xam ne ci ay actes lañ leen di invité mais pas pour di xëppante comme ni ñu koy defee nii. waaw depuis 2019 xaalis bi ñu ko voté loon budget bi mu ngi fi xaalis bi ñun bu ñu la voté lee xaalis c'est-à-dire bu ñu nee la lii nii c'est prévu pour lamp yi ñun dañuy xaar ñu taalal ñu dëkk bi leer mais bu ñu gisee ne yow xaalis bi ñu la voté loon voté nañ la ko te dëkk bi leerul ñun dañ naan xaalis boobu dugg na feneen autrement dit nag bon da ko def pour campagne c'est-à-dire bu toogee ba à un moment ñu toog ba à 10 mois des élections nga xam ne élections yi des na fukki weer bu ñu toogee ba nga xam ne élections yi 10 mois kese moo ci des moom mu ne day décaisser 30 millions pour taal lamp yi wax dëgg yàlla ay la yéwén dañuy jàpp ne kon da koy def pour campagne te ñu koy wax aussi da nga leen koy nangul mais bon ñun duñu kii ci loolu wax dëgg yàlla duñu focus ci loolu duñu taradi ci loolu ñun moom acte boo def muy acte bu baax ñun dañ koy féliciter waaw dañ koy féliciter franchement parce que aussi nit loolu moo nekk rôle am quoi loolu moo nekk rôle am yéex na ko def toog na fi plus de 8 ans nga nekk fi yow taaloo benn lampe comprendre nga yow bu ñu gisee ne toog nga ba à l'heure actuelle ngay wax da ngay décaisser 30 millions te 10 mois des ci élection yi wax dëgg yàlla ki toog ne da nga koo def pour campagne kooku tamit am na fu mu ko teg waaw musoon na taal benn unité tuuti nag la ci taal te boobu tamit mouvement taxaw suñu gox moo jugoon tapé fort daf sorti ay sorties télévisées ne lamp yi dafay tàq par A ou B ñu taal lamp yi mais bon lamp yoo xamante ni du am benn suivi après day fayaat xam nga cité gendarmerie mu ngi nii musul tàq ñàkk rob mu ngi nii dafa lëndëm daaru cubu dafa lëndëm parcelle dafa lëndëm